ngir dooleel Guy Marius Sagna ak ñamu fegool ca kaso ba ne waxtu wa jot na ngir ñu may leen afiya ñu mun a génn fukki fan ak benn ci weeru mars di bëccëg gu ñu jagleel li nga xamante ne feebaru roño ba tax na kuréel gi boot ñuy dund ak feebar gi ne ñu ngi ci tolof yu métti ci ñàkk taxawu ak seeraayu dialyse da ngeen ci dégg leeral yeeg jindey ku na jéy dañ ci toftal lu yéene kay xëy tey mbokk yi bu nekk ci seen ma dikk ak yéen ci yàttalum xibaar yi. leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek lu ñeel dossier Ousmane Sonko la mu mujjee jur ci réew mi bokk na ci wàllu média yi am na fi ay organe de presse yu ñu fi jot tëjoon balaata ñu koy tijjiwaat kuréel gi boo taskatu xibaar yi nag jot na métitlu doxalin googe ne waxtu waa sax jot na ñu jëlee fi CNRA ñoom kuréel gi dàquñu ba mal tendefalu ñaxtu fileek ay fan dañ ci teewlu xooxandong yëngu-yëngal yi amoon ci réewum Sénégal ci li ñel coow li dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu bëri ñuy liggéeyee ci kërum tasum xabaar yi amee nañ ci ay gaañu-gaañu yu metti ñeneen ñi ñu xoqatal leen mu yegg sax nag ba ci yenn saay ñu am ay jafe-jafe ngir mën a taataan ay xibaar loolee nag tax ba kuréel bi ñuy duppee kàpp ëmb ñuy yëngu ci wàllum tasum xabaar yekkati seeni kàddu ngir rekk ñaawlu situation gi ni mel. bi mbir mi tàmbalee ba léegi li ñu njëkk a seetlu mooy ay xoqatal ay menaces ay saaga yoo xamante ni dañ ko jëmale ci ay woy taskatu xibaar. keroog ba ñuy vendredi àjjuma 26 février bi ñu ne dañuy xool ndax assemblée nationale ne day xool ndax day yëkkati malaanu kirlaayu ki ñu topp benn journaliste teewu fa te pourtant de loolu. séance plénière la war a doon. ñaar gaañoo nañ fële ci Mermoz ñaar gaañoo nañ ci ngoon si fële ci gendarmerie bu Colobane mu coupé signalu ñaari télé yi. joxuñu ñi ñu dagg seen signal joxuñu leen sax këyit bu maanaam notification bu wane ni dagg nañ sa signal dagg nañ ko daal ñetti fan yi ba ñetti fan yi jeexee ñu delloosi ko. ngir rekk mën a amal seeni liggéey ci ay anam yu mucc ayib ñiy bootu ci kuréel gile di xamle rekk ni faw mu am ay jéego yuñ teg. CNRA moom na dakk ñu indi ARCA jox ko doole tànneefu njiitu ARCA jaar yoon. ñaareel bi mooy loi d'accès à l'information jàpp nañ ni war nañ ko wote. ñetteel bi encore une fois beneen loi la muy la loi sur la publicité. ñoom ñile yekkati nañ seeni kàddu it ngir xamle ni fas yéene nañu amal ab toogaanu ñaxtu rax ci dolli jéebal ab bataaxal njiitum réew mi Macky Sall fan yi di ñëw. dinañ fësal suñu naxar te fas yéene nañ ko def ci benn doxu ñaxtu maanaam taxawu ñaxtu sitting boo xamante ne dinañ ko amal ci jamono yi di ñëw. fas yéene nañ defar benn mémorandum. mémorandum boobu dinañ ko rédiger en marge du sitting bu ñu noppee. boole ko ak benn leetar jébbal ko ki nga xamante ne mooy njiitum réewu Sénégal jamono yi ñu toll. kuréel gii di CAP nag di woo ñi yëngu ci wàllum tasum xibaar ngir rekk ñu booloo doon benn bu ko defee ñu mën a ñongal seeni liggéey ngir rekk mu mën a doon njëriñu askanu Sénégal. mangoog ba tey ci réewum Sénégal la ñu desandi waxtaane Guy Marius Sagna ak ñam ca feggol ca Ndungu Siin loole nag doon lu metti lool kuréel gi bootaay étudiants yi ne ca université Cheikh Anta Diop ne bari na sax ci étudiants yi nga xamante ne teg nañ leen loxo ci ñaxtu ya woon ne bu ñu sañoon ñu bàyyi leen ñu am afiya delluwaat ci seen njaboot dañ ci teewlu Babacar Sall mayor seen kaddu ci UCAD àdduna ci micro Fatou Bintou Diouf. mu nekk mu am njaboot mais ñu koy humilier te ñu koy humilier ni ñoom lay défendre. force de l'ordre yu koy dóor yi ñoom ñu koy humilier ñu koy jël di ko tëj muy def grève de la faim leneen ak leneen di si am donc ñooñu dañu comprendreul moom li nga xam ne moom la lité li muy def pour askan bi la muy force de l'ordre yi muy civil yi muy kenn ku nga xam ne tey yaa ngi Sénégal jàppal ni Guy Marius Sagna yow lay xeexal muy yéen journaliste yi muy ñeneen ak ñeneen nañu jàppale Guy Marius Sagna amul lu nga xam ni moom la bëgg muy pouvoir bëggul leneen lépp lu nga xam ne mi ngi koy def wala mi ngi koy wax askan bi la koy defal. donc pourquoi lépp lu nga xam ne mi ngi koy wax wala mi ngi koy def rek ñu koy jël di ko tëj ñu jàppoon loolu du yoon tey nag lu nga xam ne moom moo ko dugal kaso deful waxul ñu jël ko dugal ko foofu ndax jàpp na ni Ousmane Sonko la doon jàppale mais fenul woon waxul woon lu nga xam ne waru ko woon wax ñu jàpp ni nag tey
ki nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna place am du kaso donc lu ñuy ñaan ñi nga xam ne moom autorité yi noonu ko bàyyi lu mu gën a gaawee ndax Guy Marius Sagna patriote la te këram la war a dellu de plaider lu nga xam ne mooy askan bi mais itam li xool li nga xam ne doxul ci société bi mu koy dénoncer wul pour dénoncer mais dafa dénoncer justement pour li nga xam ne moom nañuy dund askan bi di ko dund boobu ak tey mu mën a changer loolu moo tax tey ñu teew fi di wax ne nag bëgg nañu lu mu gën a gaawee ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna ak sunu camarades yu nga xam ne ay étudiants nañu ñu fekk leen fi nga xam ne moom mooy université jàpp leen te defuñu dara bokk na si Amadou Wuri Bari moom étudiant la dañ ko jàpp fi nga xam ne moom mooy ICAT am benn camarade bi nga xam ne itam moom mooy Amadou Sow ñoom ñaar ñëpp dañ leen jël jàpp leen démb ku siiwal li nga xam ne itam moom mooy information yi gis nga ni ñoom ñaar dañ leen def mandat dépôt wax leen li nga xam ni moom mooy Guy Marius Sagna dootu nu noppeetu mukk dootu nu bàyyiti kenn di ko teg wala di ko def lu nga xam ne warul ndax ñun kat pare nañ pour défendre ko ndax xam na ni moom lan lay représenté mais xam na ni itam ñun la fi nekkal donc dootuñu seetaan kenn ku ko humilier tey nag dañ fi daje rek pour informer ñoo xam ne autorité étatique yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko téye ñu bàyyi ko ñi nga xam ne itam ñoom na suñu waajur yi ñu nekk si kër yi kenn ku si nekk mu ñu nekk Sénégal wala ñu nekk diaspora noonu xam ni ñu pare nañu pour def lépp lu nga xam ni yoon may nañu ko pour ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna tey nag daf na point de presse mais nañ jàpp ni jour yi di ñëw daan def marche te lépp lu nga xam ni am na si rek nañu jàpp ni autorités yi ñoom lépp day déggowaat seen kaw ndax ñoom noo seetaan te jot wax ba mu jotee wax nañu. kuréel gi jóg ngir sàmm wala boog aar suñu démocratie fas yéene amal yëngu-yëngal ni ki samedi gi ñu jëm foofee ca Colobane daje googee nag ña dëkkee ca Colobane ne am nañ ci njàqare rek tiitaange gis ne sax warutoon jaratu ko woon ñu amal ndaje ngir ñaxtu ak fu réew mi toll ak lu ñu jot a dabu ci wàllu jàmm dañ ci teewlu xalaatu askan wa yeewoo ca Colobane seen kàddu ci micro Moussa Sène. sama gis-gis de jaratu ko daal parce que comme que li ñu bëggoon am nañ ko ba pare rek jaratul manifesté wu bi daal jaratu ko sama gis-gis daal loolu jaratu ko ndax réew mi moom jàmm rek lañ fi bëgg su amee jàmm ñun la su amul jàmm ñun la parce que ñun la rek ñun ñoo fi nekk ñun ñooy ndaw ñi ndax ndaw moom mooy ëllëg ñun ñoo war a wut jàmm wut salaam. mais ndegam jàmm dellu si na. waaw xam nga ndaw yi li ñu doon wut daanaka am nañ ko wane nañ seen naqar président bi génn na wax tamit xam nga. jaratu ko quoi nañ teg lépp ci ordre léegi. ça dépend ci ki nga xam ne nii moom mooy président Macky Sall benn pas bi mu def recul gis nga dëkk bi xaw na dal mais ba léegi tamit ñenn ñi ñu ngi toog ak seen esprit sénégalais laa lay wax tu es sénégalais comme moi comprendre nga kenn ku ci nekk def nga benn pas arrière parce que moom reculé na benn pas bu reculé waatee beneen pas nag kenn ku ci nekk du jar ñuy manifester mais bu fekkee dafa taxaw fi mu taxaw maanaam di manigancé di gën a manigancé affaire gars yi dañuy génnaat te buñ génnaatee tamit dëgg la dinañ yàq mais li ñuy yàq lépp tamit suñu alal la. ma ngoog ñañu jot a teg loxo boobu léegi ci fitna gi fi woon ci ndakaaru ab kuréel a ngi nii taxaw tembe ngir ñooñee ñu mun leen a jox afiya ca na mu gën a gaawee sàkku nañuy tamit étudiant yooyu nga xamante ne ña nga ca kaso ba ñu mun leen ca génne Pape Nala Dieye mi jiite googu de kuréel ay kàddoom ci jokkoom ak Pierre Edouard Faye. ci jàmmaarloo yooyu aussi en tant que mouvement panafricaniste dañu gis ay mbir yoo xamante ni ay mbir yu antidémocratique la ay mbir yoo xamante ni ay violation des droits humains la parce que jàpp nañ ne policiers yi rek takkandeer yi rek ñoom ñoo am possibilité wu réprimer population bi trouble à l'ordre public amee mais ci manifestation yi bi ñu amee gis nañ ne am na ci ay nit yoo xamante ni nguur gi fi nekk moom moo leen engagé ngir ñu mën a jàmmaarloo ak population bi loo xamante ni dañ koy naqarlu ba fu naqarlu yem ñu bëgg justice soit faite ñi nga xamante ni jot nañ perdre seen i bakkan te ñi ci gën a bëri ay ndaw lañ ay doomu Sénégal lañ ay nit la yoo xamante ni si ay njaboot lañ nekkoon ay yaakaar lañ woon yoo xamante ni seen famille dañu yaakaaroon ci moom yàlla def ñu boom leen donc dee googu ñu dee warul nil dañu bëgg vraiment que état yoon def ci liggéeyam ba nga dañuy wax njiiti suñu ñaari xarit suñu ñaari morom yi nga xamante ni ñoo ngi ci prison yi ñoo ngi ci commissariat yi ñu libéré leen ndaxte liñ leen jàppee teguñ ko fenn ñi ci gën a ràññeeku mooy ki nga xamante ne mooy Amadou Sow nekk étudiant à la FASEC keneen ki mooy Amadou Wuri Bari étudiant à la FLH ñu donc nag ñoo ngi wax état bi mu bàyyi leen su leen bàyyul nag ñun pare nañ pour dem jusqu'au bout.
mangoog leneen ci xibaar dogal gu tukkee ci njiit réew mi Macky Sall ci ndajeb conseil des ministres dogal na tey bëccëgu dëj goo xam ne dañ ko jagleel way dawlu yi rawatina ñu jotal loru ñàkk seen bakkan ci fitna wi fi woon fan yi ci Ndakaaru ba tax na drapeau yi dañ koy wàcce ci bëccëgu tey jii xibaar geneen yi tamit jëm ci état catastrophe sanitaire nga xamante ne jot nañ ko yi tamit dakkalagum dañ ko dakkal niki fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gi ñu ne buñ ca yeggee loolee dañ ko teggil askan wi bu ñu sukkandikoo ci njiit réew mi Macky Sall leneen ci xibaar ñeel jafe-jafe yi Dakar jot a dund fan yi ba tax na station de service yu bëri ñu jot leen rajaxe maanaam yàq leen yàqeet essence nag mun naa jafe lool rawatina yi tamit wàllu gaz bi mun nañ ko ñàkk fileeg ay fan Cheikh Diop mi jiite CNTS FC mooy ki ko xamle kàddoom ci micro Pierre-Edouard Faye. lii xew fan yi nga xam ne dafa laal bu baax a baax station service yu ci bëri marque Total Vivo wala Énergie Puma laal nañ leen bu baax a baax am na ci station yu nga xam ne mën nañ jàpp ne lu war a toll ci 100 station ci réseau yëpp am nañu ba jaayuñu tax ca dolli am nañu jël décision fermer seeni station même yi ñu yàqul parce que par mesure de sécurité ñu jàpp ne loolu il faut que mu am tuuti perturbation ci distribution bi bu mel ni gaz ak essence beeg gasoil dina am tuuti perturbation waaye pénurie xëy na bu li dakkee du am parce que stock yi day na waaye distribution bi moo am jafe-jafe ba tax na yaakaar nañ ne discours yi nga xam ne dégg nañ ko depuis altine bu jógee ci président bi ak ci opposition bi bu continuer am nañ yaakaar ne bu dal amee réseau bi dina reprendre dëgg la nag station yi ñu xes ba toj moom liggéeyaat ko dina jël tuuti temps waaye en tout cas bu yëf yi calmer réseau bi dina doxaat xëy na pénurie bu tar lu am ci gaz bi ak ci essence bi. fukki fan ak benn ci weeru mars di bëccëg gu ñu jagleel lu jëm ci feebaru rein maanaam roño ñi koy dund ak feebar googe am jafe-jafe ci mun a faju ndax seeraay gi nga xamante ne moo am ci wàllu jalis bi ak ñàkk taxaw gi jot nañ ko mettitlu ñaxtu nañ ko ci bëccëg bile dañ ci teewlu aji ndey ku na jeey dund ak jàngoroy roño mooy thème bi ñu tànn ngir màggal bis bi ñu ko jagleel ci àdduna wërngal këpp jàngoroy roño doon lu lëmbi réew mi ñi mu dal di jànkonteeg ay jafe-jafe El Hadj Ndiaye di kenn ci ñoom. feebar bi olof mu ngi koy wax doye di roño maanaam boo ko amee da ngay def paju bu ñuy wax jalis faju mi moo tudd jalis léegi jafe-jafe bi ci nekk soxna si mooy ba ci nekkoon boobu léegi dara jógu ci xanaa dafa gën a yokk sax laa wax. donte jalis kenn du ci fay dara teewul mu ngi des ab yan bu diis ci kaw ñi woyaale bi de jàngoro. balaa ngay am gratuité jalis di nga def lu mu néew at ba ñaari at ci centre privé yi parce que hôpitaux publics yëpp mateewul dafa fees suñ toll nii benn atum jalis rek boo ko defee privé mooy yow ak sa famille ak say xarit ak say dëkkandoo yëpp miraas nga leen amatu leen lu ngeen lekk ndax fayee nga ko centre privé yi ndax seeraay. masub Covid-19 bi dolliku si gën a leen a doggali bu ñu sukkandikoo ba tey ci monsieur Ndiaye. Covid-19 bi dafa ñëw aggraver situation yi wax dëgg yàlla nag bi Covid bi duggee fii ba léegi benn mbir lañ am mooy personnel bi nekkoon ci wàllu jalit bi rek matul muy docteurs yi muy infirmiers yi dañu nekk sous-effectif léegi nag bi Covid bi duggee. dañu mujj sax di nga xam ne ni di améliorer maanaam waxtu yi di xaaj groupe yi nga xam ne nii ñooy branché maladie wax dëgg yàlla amaguñ fi jour boo xam ne nii Covid bi tere nañoo dem defi suñu jalis waaye dafa gën a méttil yëf yi. ñi am jàngoroy roño li wéy ci ay coono monte ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi artu nañ ba taay waaye teewul feebar bile di gën a wulee ñaay ci bés bi ñu leen jagleel ñi am jàngoroy roño ñoo ngi sàkku ci nguur gi mu gën leen a jàppale. ngoog mu gën leen a jàppale ci wàllu goge yitewoo nañ ko bokk na ci tamit leneen ci xibaar mu ñeel jafe-jafe yi nga xamante ne daanaka ñu ngi ko cay dund entreprise yu bari daanaka xëyma demeetul noonu ak i tamit lu ñeel réglementation jëm ci wàllu banque yi tamit jot nañ ko mettitlu kuréel googee nga xamante ne moo sàmm li ni mel yaay Adama Diallo waxtaan nag Omar Diallo ci xibaar.
liggéeyukaay la maanaam entreprise la boo xamante ne tey day fa nekk bu ndaw mais màggam dafay gaaw da ngay tuuti mais sa màgg day gaaw te tamit dafa nekk loo xamante ne day indi ay xarañteef ci liggéeyam. waaw suñuy activité nag bu fekkee dañuy waxal yàlla depuis ñaari at ñetti at noonu en fait nekk na loo xamante ne nekk na lu commencé bëri te xam nga lu bëri rek dina am ñoo xamante ne dinañ yeggale am na ñoo xam duñu yeggale mais tamit ñi yeggale ñooñu dañuy nekk ay ambassadeur dañuy nekk ñoo xamante ne ay jëwriñ la ñuy doon te jëwriñ yooyu mun nañ jël ñi nga xamante ne yeggalewuñu donc perte amu ci. maanaam nga dugal xaalis ci biir start-up perte loo xaalis da nga ñëw nga defar benn àdduna bu bees boo xamante ne nit ñi ciy nekk ñoom ñëpp dañuy amalante njëriñ suñuy gàllankoor nag lu ci ëpp mooy maanaam ñit ñu nga xamante ne commencé nañ te commencé nañ am ay marché yu ndaw lu ci ëpp mooy maanaam li ñuy wax fiscalité bi maanaam comme ay TVA ak yeneen affaire yu demee noonu. waaw maanaam en fait dama doon wax ci ñit ñi nga xamante dañoo nekk ci wàllum paiement bi par yenn saa en fait jafe-jafe bi ñuy am mooy maanaam banque centrale dafa am ay xeetu règle yoo xamante ne méngootul ak jamono règle yooyu il faut que ñu soppi ko moo tax ñun dañuy faral di leen wax ni il faut que ñoom ñu lëkkaloog ñun ñu liggéey ak ñun parce que xëy na ñun